asalaamaaleykum mbokku internet cinéma bi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak ci santam dal leen ak jàmm tey nag ki ñuy recevoir moom mooy Moly Kane nekk benn réalisateur sénégalais boo xam ne kenn dootu ko présenté surtout gannaaw ba ñu génnee ci FESPACO bi mu jóge fa ak ay raaya yu am solo loolu Moly ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di nuyu internet yëpp. voilà Moly dama lay bàyyi nga présentel sa bopp. au lieu que man ma lay présenté parce que xam naa ne wax sa bopp yombul sax mais doo juum. waaw alof de wax na lool neen alof de nee na moom saabu du fóot boppam. waaw. ba pour ma présenté wu day jafe. mais li ma ci mën a wax rek su gàtt mooy Moly Kane laa tudd. dëkk Sénégal juddoo Pikine màggee fa yaroo fa. jàngee fa métier bi may def nii. falaa ko jàngee ba ni mu fi jógee dem bitim réew muy France am lu ma fa jot a jàng continuer dem Martinique foofu tamit ma jàng fa daal di dëppaat ñëw Sénégal ba ma ñëwee Sénégal si daa duggee si nag la vie active quoi sur le plan cinématographique. en faisant des films et aussi di liggéey ci organisation événementielle lu ci mel ni festival Dakarcourt. voilà Moly Kane li waral suñu teewaay tey mooy FESPACO bi nga xamante ne moom la ñu jógee da nga fa remporter ñaari trophée muy Poulain d'Or bi ak tamit meilleur court métrage UEMOA prix UEMOA donc li ma lay laaj mooy lan nga yëg bi ñu waxee sa tour ne yow yaa gagné Poulain d'Or bi. waaw bànneex laa yëg. ndax nga dem di jongante bitim réew fële ci Burkina Faso ñëpp xam nañ ne FESPACO nekkul lu yomb. plus de 54 états daje fa ci Afrique ak diaspora bi ndax tey compétition bi dañ ko ibbil tamit waa diaspora bi ñoom ñëpp daje fa pendant 2 semaines. ñuy jongante di teg say film. ci saal yi ay jury toog di ko seetaan di ko saytu te jury yi bokkuñu loolu xam nga ne nekkul lu yomb. suñ na si nag su jeexee ñu tabb la ci stade bu toll ni stade Marius Ndiaye mu fees del ndax ñu bëri si tax ñu en direct ci yeneen seenu Sénégal yi. ak yeneen seeni bitim réew ñu tabb la ci ne la ci Afrique yëpp ak diaspora bi. catégorie bu nga féetee muy côté court métrage. yow lañ ci tabb na yaa si gën a xarañ jox la lu ñuy wax Poulain d'Or de Yenenga. delluwaat beneen jury bi nga xam ne moom mooy saytu beneen compétition boo xam ne UEMOA rek la concerné muy juróom-ñetti réew ñu xoolaat foofu tamit na yow lañ ci tabb muy ñaareelu prix. kon loolu mbégte nga ciy jëlee. waaye tamit ak sant yàlla suñu borom bi nga xam ne moom mooy dogal ci jaamam di ko may ndam di ko xañ ndam di ko teg nattu di ko teggil nattom. moo tax bég naa ci lool waaw. te sant naa sama borom bu baax a baax. nga xam ne rek jàppale nga ma ci liggéey bi ndax mbirum film du mbirum benn nit. mbirum équipe la. dëgg la équipe technique. ci ak équipe artistique bi mooy côté acteur ci joué yëpp yaa ngi dégg ak équipe production muy Babou film production ak film gratuit. est-ce que bi ngay dem FESPACO bi xalaatoon nga ni di nga indaale trophée yii nii. waaw xam nga nit moom sooy dem di xare ji da ngay yaakaar am ndam. waaye jàpp ne dina am ndam. ndax du man ma bopp waaw mais xamoon naa ne daal liggéey naa film boo xam ne film génn section Toronto. festival Toronto nga xam ne ci juróomi festival yi gën a mag ci àddina la bokk. dëgg festival Guna jël ko best film bronze ci Égypte kon xam nga ne film bi am na muy am parcours. ci 1 an yu mu génn rek
Covid bi sax moo taxoon mu ralentir parce que am na festival yu bëri dañ ko mujjee annulé ndax Covid bi wala ñu tenir ko en ligne. du coup public duñ ko mën gis. moo tax man duma loolu moom ma doon tax ne may xalaat ne su fa demee amoon naa yaakaar ni dina fa am dara waaye nekkul li nga xam ne dama ne woon na day am parce que man loolu du sama cër. waaye nag ku xool sama parcours fu ma jógee def juróomi court métrage ñeent yi di ay fiction benn bi documentaire nga xool ñu film yooyu fu ñu jaar ba fu ñu egg tey su ma demee compétition FESPACO te bii mooy sama ñetteelu yoon may dem FESPACO ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu critique cinéma di observer di accompagner professionnels yi ñoom bettu leen. suite logique la voilà. d'accord ñu daal di ñëw ci film bi muy Sœur bi ou les tissus blancs lan moo la motiver nga daal di ko def. surtout sur ce thème là. waaw thème bi man France laa toog di seetaan ci télévision yi gis fa ay reportage ay jigéen ñu nekk France yu war a sëy dem di def ay opération seen hymen ma gis tamit côté Maghreb bi. pareil. affaire bi def ma choc yaa ngi dégg ñu topp leen ñu def caméra cachée nga xam ne on voit pas leur visage ñuy dem def opération yi dem gis ay chirurgien xam nga ba pare ñu laaj leen parfois ñu expliquer seeni émotion ak lu leen motiver ñu def ko ma gis ne lii c'est un choc. parce que dugg ci sëy rek ba tax ngay dem. di dem def yenn yi ndax sauver l'honneur sa famille mais derrière honneur bu ngay sauver sa famille yaa ngi lal mensonge. mooy lu wax lu dul dëgg. waaw loolu noonu nag ça man dafa nekkoon choc ci man ma def ci ay gëstu nag def ci ay gëstu. ban si laa ne xaaral ma tëgg ko nag def ko genre court métrage fiction pour joxe sama point de vue mooy jigéen. lu ëpp ci moom du loolu. ndax ki nga xam ne da nga ko war a jël comme soxna wala mu jël la comme borom kër ngeen war a ànd cheminer yeen ñaar mu nekk sa partenaire kooku waroo ko kàcc waroo ko wax lu dul dëgg seen démarrage vie ndax soo ko waxee soo ko defee loolu rek yaa ngi mentir sa corps parce que da nga xam ne loolu newatu fa. kon loolu psychologiquement da lay abattre ba pare ki nga nekkal aussi da nga kaa kàcc da nga ko wax lu dul dëgg da nga def loo xam ne du dëgg. yaa ngi dégg. ma jàppoon na nag pour man te loolu laa jàpp ba léegi jigéen jar na leneen lu ëpp lu gën a riche lu dul loolu. waxuma na nag nañu bàyyeeku def lu ñu neex. muy góor muy jigéen waxuma loolu de. nañu gën a sàmm seen bopp nañu gën a téye seen bopp parce que dëkk bi dafa doy waar feebar yi dañoo bëri yaa ngi dégg yàqkat yi tamit aussi dañoo bëri. du dëgg. dëgg la voilà loolu nag moom le fait de mentir entre son corps. et de mentir son futur partenaire. loolu man moo ma choqué. d'accord bu mel ni kon da ngay dénoncer benn hypocrisie ambiante bu am ci société sénégalaise par rapport à la virginité de la femme. waaw hypocrisie bi kay dafa général. du société sénégalaise bi yëpp suñu société africaine la ak yeneen sociétés yi parce que soo demee ci Maghreb bi ak golfe bi sax laay wax am na fa da ngay gis ay nekk ci golfe ay jigéen yu jóge ci golfe di ñëw ba France di ko def. waaye ngi dem ba États-Unis di ko def. parce que famille bu ñu bokk xam nga dañoo am teraanga il faut tu vois voilà c'est des problématiques yoo xam ne c'est difficile suñu société dafa am lu mu gëm mooy lu rafet mooy xeetu baax yooyu ñuy def di sargal jigéen loolu lu rafet la c'est très joli. mais yàlla suñu borom dafa am sutura yaa ngi dégg. moom moo bind suñu yaram yii def ci sutura. ndax ba ñuy gane ci àddina dañoo soluñu dara. ñu dem ba màgg ñuy solu ba mën a solo. kon moom mi ñu def suñu xel ñuy solu moom moo ñu sol sutura waaw kon nañ suturaal ku nekk na suturaal sa morom et que àddina bi dox ci sutura te bañ na di dëñëxu doomu aadama. waaw ñun nag suñu Sénégal suñu culture da koy bañ dëñëxu nit suñu diine da koy bañ. te ñun loolu la ñuy ëpp lu ñuy def. dëgg la ba tey ñu daal di rester ci film bi muy Sœur bi est-ce que
tournage bi yomboon na comment ça s'est passé. waaw tournage bi yombul. et ça a pris combien de temps. déjà production bi ça a pris 4 ans. 4 ans. lañu liggéey pour monter projet bi mooy benn yombul waaw mosul yomb c'était très très difficile parce que man ça m'a pris beaucoup de temps yoo nga xam ne dama doon parce que dama ko doon def coproduction ak yeneen dëkk il faut que ma leen di dégg ñoom seen i retour il faut que may bind il faut que ñu dem ba d'accord ñu ñëpp ci anam bu ñu war a liggéeyee man tamit il faut que ma dem ba mu wóor ma ne lii may tourner su ma ko tourner message bi ma bëgg a véhiculer nit ñi koy seetaan dañu ko mën a xam loolu rek déjà psychologiquement ça travaille la personne. parce que da ngay tëju ay guddi yi nga xam ne da ngay bind ba pare sax doo comptage li nga bind dindaat ko reprendaat ko c'est très difficile. après nag nga pare ci loolu bëgg a daw ci ut ay fonds yuy financer film bi di ci daw guddi ak bëccëg soo paree ci loolu nga bëgg nag réunir composer une équipe bu am compétence moo lay permettre li nga liggéeyoon ci scénario bi nga mën ko transmettre nu mu waree. équipe artistique bi aussi pareil nga nekk ci ut ay acteurs yi nga xam ne dañu war a mën a porter rôle bi. ba ku ko seetaan xam ne ñii kat acteurs yi macha allah. loolu yëpp c'est des difficultés mais si kàttanu yàlla 4 ans lañ def pour monter projet bi te bañ ko monter sotti na si jàmm ak salaam. durant tout ce temps boo doon am ay souvenirs lan moo la ci gënoon neex. ou bien des moments qui vous ont marqué. waaw am na lu bëri yu ma ci marqué parce que di nekk di tourner te ça n'a rien à voir avec l'équipe technique yow ngay sentir ne parce que man film bi ma koy tourner dama feebaroon. ba koy tourner j'étais malade parce que le fait que j'ai travaillé beaucoup ma génn ci festival Dakarcourt décembre. accéléré ay tournage accéléré ay casting génn ci weeru koor rek dugg ci tournage yaa ngi dégg. c'était éprouvant. waaw kay foofu léegi nag man j'étais malade waaye sama chef opérateur sama caméraman moom rek moo xamoon ne man dama tawat. waaw dama tawat parce que j'étais très fatigué. je me rappelle benn pause dañoo def. ay 13 heures ni dañoo ci benn intérieur la ñu filmé chambre intérieure ñu doon tourné ñu tourné ba pare clap de fin pour première journée demi-journée bi man ci lal bi ma toogoon maa teg sama bopp rek nelaw. tension bi la. dama teg sama bopp rek on m'a même photographié dama teg sama bopp rek nelaw c'est très rapide loolu mooy wane ne coono la quoi. moo tax lu ñuy liggéey nii suñu ci amee ndam. nit ñi dañ koy gis ni rek mais duñu xam lu ñuy daj rawatina sax ñu nekk cinéma yi parce que ñi nga xam ne ñoom nekkuñu cinéma ñoom xamuñu ñoom da leen di jox consommation rek ñu seetaan ñooñu y a pas de problème mais ñi nga xam ne ñu ngi ci milieu bi xam lan moo nekk ci cinéma ak métit bu ci am su nit amee ndam dañoo war ñëpp war a jug taxaw tàcc. te xam ne non chapeau quoi voilà. tey jii nii est-ce que gannaaw bi nga amee ndam lii ministère de la culture woo nañ la wala mbokk le chef de l'État recevoir la accompagnement de l'État du Sénégal. waaw ba ndam li ñëwee président Macky Sall yàlla dafa def mu fekke ko. dañ ma joxe prix bi ma dem jébbal ko mu kontaan si nag lool ni ma Moly vraiment kontaan naa li nga def maa ngi lay féliciter incha allah bëgg naa ñu gisee. man tamit man na ko amul benn problème tamit dama ciy bëgg suñu jiitu réew fekkee fu ñu may joxee raaya ba ministère de la culture aussi fekkee na ko mu tamit maa ngi doog a ñëw bañ jógee Burkina ak léegi. yàggul. ba ñu ñëwee yaa ngi gis fête yu fi am ci diggante bi ak yeneen i événements yu fi am ci diggante bi amaguñ nag recevoir guñu mais du man rek ma am raaya. oui je sais. waaw am na ñeneen yu sol ci juróomi nit. yoo xam ne am nañu raaya ku ci mel ni Aïcha Maïga ku ci mel ni Mamadou Dia ku ci mel ni kii Senghor sunu mama ak voilà ak d'autres personnes am nañ ci ay raaya kon ñu ngi xaar mu recevoir ñu jébal ko rek ñun ay njabootam lañ rek dañ ko koy présenter rek sant ko ci gërëm ko ci
li mu teewe Burkina Faso wax ko tamit suñu xalaat ci Sénégal ci wàllu cinéma. justement tey nan nga gisee secteur cinématographique sénégalais. waaw suñu cinéma moom ndam yu ñu am ci at yi ñu weesu mooy wane ne am nañ xarañte parce que suñu amul woon ay ndam duñ loolu cinéma moom amul tricherie quoi parce que ay salle de cinéma la ñuy projeté salle bi fees dell ak ay nit. te ñu ñëpp ci àdduna bi fépp la ñuy jóge di seetaan film. jury bi aussi ci dëkk yëpp la ñuy jóge ñii sax anglais la ñuy làkk ñii français la ñuy làkk moo tax ñuy sous-titrer film yi pour nit ñi di ko comprendre. kon suñu cinéma am na compétence. am nañu xarañte problème bi kay mooy organisation la manqué. d'accord parce que chaîne la ñun suñu wàll fi ñu defee film ñoo ngi def film bi am na ay soppe su fekkee ne financement public ñu mu waree chaque at rek daal di posé commission yi dañu ñu scénario yi ñu production yi su ils sont éligibles ñu financé leen tout de suite commencé di produire ñi nga xam ne ils ne sont pas éligibles ñu jàppale leen pour que ñu defar seen projet ba mu éligible ci beneen dépôt bi côté boobu dafa leen tax ñu am ay film yu bëri loolu mooy benn yu am qualité ñaareel bi mooy su film yu génnee ñu mën ko seetaan si suñu salle de cinéma yi loolu ay jafe-jafe la parce que suñu salle de cinéma yi néew donte am na yu ci war di fan yi néew ba pare loolu mooy diffusion bi distribution pour mu daw si salle de cinéma yi salle de cinéma nag dafa am solo ci réew bokk na si tamit festival ñun ñu ngi demee ci dëkk Afrique gi ak dëkk tubaab yi di yóbbu suñuy film foofu ñun tam noonu la ñu war a defee di ko organiser fii ñoom tamit ñuy ñëw fii moo tax ñu organiser benn festival bu ñuy wax festival Dakar Court maa ko teg depuis 2018 ànd ak benn équipe bu ñuy wax équipe cinéma rek décembre lay am loolu tamit bokk na ci li nga xam ne day jëmmal cinéma kanam difficulté yooyu nag solution yi mooy di am salle de cinéma former acteurs yi former réalisateurs yi ak techniciens yi former journalistes yi aussi parce que communication dafa bokk ci cinéma waaw su nekkee ne yow journaliste nga te formé wuñ la ci wàllu critique cinéma mënoo seetaan film ba critiquer ko parce que doo xam sax réalisateur lu muy wax te cinéma langage dafa am code effectivement voilà loolu nag suñu formé journalistes yi aussi sensibiliser scène de télé yi ñuy teg suñuy film te loolu pré-achat la tudd wala achat avant may tourner film scène bi day jël scénario bi lire ko na film bi neex na ma léegi ñun ñoo ngi ciy dugal suñu koppar yaa ngi dégg soo ko tourné ba pare waaye ñun ñoo koy njëkk a teg ci Sénégal. waaw partenariat lay doon. waaw loolu la ñuy woowee pré-achat am na yeneen télé yoo xam ne nag dañuy bàyyi ba film bi génn ñu def achat comprendre nga boobaa ñu duñu am exclusivité parce que bokkuñu ci démarrage bi loolu yëpp c'est des chaînes yu nga xam ne dañ ko war daf moom mooy ëmb cinéma quoi. daf ko soxla daal chaîne bi depuis le début il faut que ñu defaraat ko. waaw foog ñu defaraat ko dafa am manque d'organisation. waaw loolu moo am quoi parce que méthode ak organisation mooy lépp loolu la ñu tubaab bi loolu kese la. ñoom ñu ngi def ba seen cinéma di duggal seen dëkk xaalis ñu koy financer seen bopp ñun mën nañ ko def. ndax su ñu nekk ci cinéma bi ñu ci bëri jàng nañu bitim réew dund nañ fa xam nañu système bi ni muy doxee te ñun su am nañu xarañte ba nga xam ne mën nañ fi andi système bu gën sax système yeneen dëkk yi. ndax ñun dañoo bëgg lu baax Sénégal tey soo ko ibbilee salle am na ay sociétés yu fi ibbi yoo nga xam ne ay grande surface la ba muy ñëw dañ na Sénégal duñu ci dem. te ñu ngi ciy dem. yoo xam nga ci dara. ñun Sénégal yëpp ñu ciy dem. bàyyi nañu suñu kii koñ yi fa la ñuy jubali Sénégalais moom dañuy évoluer dañuy évoluer dañoo bëgg lu baax tey koo fi ibbil salle Géejawaay salle bu cinéma bu rafet dañuy ngoon dañuy sangu ba set sañ ba rafet ànd ak sa xarit ànd ak sa soxna ànd ak sa coro ànd ak sa copain dem salle cinéma seetaan soo paree nga reer dem ñibbi. macha allah tey jii nii gannaaw bi ñu génnee ci FESPACO yi FESPACO bi lan mooy projet Moly quelle est la prochaine étape. waaw la prochaine étape c'est simple delluwaat ci liggéey bi waaw liggéey moo ma andi fii ci sama domaine muy côté court métrage def nañ daj dëpp bi maam gagné nañ Coupe d'Afrique des Nations. ci court métrage. léegi kon il faut passer à une autre étape étape bi nag ñaar la bu ci njëkk mooy
ma liggéey sama projet yi nekk sama kanam projet film yi nekk sama kanam. ma gën ci xar sama tànk tubéy gën ci concentré wu pour ma mën ko def ko ni mu waree ba su ma eggee ci état bu beneen format muy long métrage nit ñi duñu am gàcce man mi sama bopp du ma am gàcce. boobu mooy benn ñaareel bi organisation bu ma wax sànq ak méthode bi ñun acteur cinéma dañ cee war a dugal suñu loxo moo tax ma monté benn projet bu tudd festival Dakar Court. pour côté court métrage chaque at Afrique gépp daje fi ak Europe ñu ñëwu Sénégal si diiru une semaine ñu teg ay film di compétir di def ay table ronde def ay master class boobu maa ngi koy doxal bii mooy suñu 4e année. kon festival boobu maa ngi koy liggéey ak benn équipe bu dynamique li ma bëgg mooy mu dem ba am doyu taxawaayu festival yu mag yi. nga xam ne damay sëgg ci samay scénario rek ñi may liggéeyal ñu nekk ci waaw ñooñu daal nekk na ñaari projet yi nga xam ne sur le plan professionnel si laay liggéey. D'accord merci beaucoup Moly d'avoir répondu à nos questions sa kàddu mujj nga tàggatoo suñu mbokk internet yi. waaw li may wax rek mooy maa ngi santaat di gërëm ñi nga xam ne ñoo tax ma jàng cinéma ba toll fii ma toll ku ci njëkk mooy feu Abdel Aziz Boy nga xam ne moo ma jàngal muy Abdel Aziz Boy génn àddina maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko di gërëm ku ñu naan Euzane Palsy mi nga xam ne moo ma jëlee Sénégal yóbbu ma pour que ma jàngi cinéma teg ma ci wetam may jàng cinéma tamit équipe technique bu may àndal di liggéey ci côté Babou film production muy ko sama côté film yi ak côté cinéma rek sama famille suma yaay ak sumay mag sumay famille bi yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ndax nit amul ku dul sa famille soo feebaree ñoom ñoo fiy nekk soo amee lu la neex ñoo fiy nekk soo amee lu la naqari ñoo fiy nekk kon loolu c'est très important maa ngi leen sant di sant tamit direction cinéma ñi nga xam ne ñooy jàpp ci film ñoo jàppoon ci film bi ak Fopika bi. gars yëpp quoi maa leen di sant di leen gërëm su ma bëggee gërëm ñëpp moom émission bi du jeex. dañ fiy yàgg. waaw kay. voilà kon sant naa la yéen tamit déplacement bi ngeen def ñëw seet si ma. voilà merci beaucoup Moly Kane de nous avoir reçus merci aussi d'avoir répondu à nos questions di remercier mbokku internautes yi ñu àndaloon te it di leen jox dig daje beneen yoon fii ci Seneweb TV merci de nous avoir suivis.